maay même commune yëpp yi nga xamante ne ni am nañ fa action Caxaar nag ñu ngi ko sos depuis mois de mars 2021 man ma nekk le coordonnateur, Salifou Diatta nekk le président, Seyni Seck mi doon wax léegi mooy chargé de la communication, Moussé Gaye c'est le secrétaire général de l'action Caxaar 152. di jaajëfal bu baax ki nga xamante ne mooy monsieur Ndiaye di ko xamante ne ni développement rek moom moo ko ñor te développement bi ameewu ko beralu ci benn commune bàyyi beneen daf ko def au niveau national en même temps nekk au niveau international ñu xam ko ci fànn yu baree bari mu ci yëngu ci côté éducation ci côté santé ak ci domaine yu bari nekk koo xamante ni ku disponible la di ko xamante ni xebul dara nekk koo xamante ni itam tayalul dara ci askanu Sénégal wépp ndax depuis ñu xamante ak ñoom à travers maam Ege Ndiaye mi nga xamante ne ni moom moo dox ay jéegoom ba nga xamante ne lëkkale na action Caxaar ak action nationale moom moo dox tànk yëpp moom moo ñu xamale ak ñoom moo dox suñu relation ak moom ci ñoom la jaare di sant bu baax ki nga xamante ne moom moo ko fi teewal tey muy Pape Youssou nga xamante ne c'est un infatigable day participer ci côté yëpp ci fànn yëpp ci domaine yëpp taxawuñ nañu ci itam bu baax a baax nga xamante ne lépp loo xamante ni xawoon nañu ci te rek pour ñu mën a jokkalante ak le professeur yàlla dimbal nañu ñu jaarale ko ci moom ba lépp yemb na ci ñun bu waral na tey lii nga xamante ne mooy kit yi nga xamante ne moom lañ jëlee woon à Diourbel côté mois de juin moom taxoon mu xaw a retard ndax boobu dafa tombeek directeur yi ci bëri ñu ngi ci affaire examen yi ma joxoon ko chargé de la communication ma ne ko léegi da ngay waxtaan ak codec bi yëpp bu fekkee ni 50 kits yi ngeen xool quota ngeen def ko par quota école bu nekk mën ci gis boppam les premiers des classes ngeen mën koo jël ci lañ cocktail liste bi ñu paree door ma jébbal liste bi pour ñu mën ko jox élèves yooyu mu nekk 50 kits yooyu ni ñu ko amee noonu la ko yeneen communes yi amee di leen wax rek ne action moom mu ngi noonu lu ci bëree bëri su Pape Youssou jëlee kàddu bi dina leen gën a leeral lan mooy action kan mooy professeur Daouda Ndiaye ak lan mooy yéeneem ak ci lan la yëngu loolu lépp dina ci dikk ak yéen xanaa gën a pour bañ a gën a guddal rek comme yéen supérieur maa ngi koy delloo kàddu bi di leen jaajëfal di leen jégalu bu baax nag ci coono yi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. action Caxaar yow itam ñoo ngi lay sant di la gërëm ndax yaakaar naa ne biñ la wooyee ci kii yi au niveau de la région de Diourbel dem nga pour action Caxaar jël nga sa wàll aussi indi ko pour action Caxaar ñoo ngi la ci sant ak sa équipe bi nga bokkal action Caxaar yëpp xanaa ñu jox kàddu gi rek benn parent d'élève muy Baye Mbaye Sarr Njaañ Bumi mu wax ci turu parent d'élève yëpp Baye Mbaye bismillah. yéen mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne turam ak santam nuyu la monsieur le maire ak ñi ay délégation bi yëpp yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm jeetaay bi nag woote bi moom mel na woote bu am solo la ndax lii mel na ni yombul man nag damaa yaakaar nit ki moom bu fekkee comme ni ko maire waxee dangaa am sa alal am sa yéene ñëw jàpp ci samay tànk waruma tedd dama war a tedd kon njegem ñii ñëw nañu pour jàppale leen pour ngeen liggéey kenn ku ne foo jóge ay waajura nga fa ngeen jàpp ci xale yi ñu liggéey ngeen jàngloo leen ndax lii kat ki la koy defal boog na yow nga jëm ci kanam boog nga jëm ci suuf di nuyu mbooloo mi mépp di rafetlu jeetaay bi ndax jeetaay bi niñ ko waxee rek lii yombut waaye woote ñu woyu si la dem ndam la maa ngi wax ci turu parents d'élèves yi xëy na du ma parents d'élèves sax man chef du village la waaye lépp benn la ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm te ñaan yàlla liggéey bi ngeen di liggéey yàlla na jëm ci kanam jara ngeen jëf waxtaan bi moom daanaka dees cee mën daa soree noona rek nañ ko yemale foofu jara ngeen jëf tubaarkalla noonu monsieur Fall doyen ñoo ngi lay dalal jàmm yaakaar naa la kàddu gi ci yéen la jëm si codec bu ko defee aussi codec wax ci kiyam
monsieur le maire de la commune ak adjoint bi toog nuyu aussi cabinet maire bi yëpp di nuyu représentant action représentant régional action di ko dalal jàmm aussi comme ñi ko samay prédécesseur waxee di nuyu le président du CODEC qui vient juste d'arriver daanaka damay wax ci turam ndax moom moo waroon a wax mais dafa xawoon a am tuuti gàllankoor yoo xam ne c'est indépendant de sa volonté kilifa gi moo ko amoon liggéey bu mu ko sas mu nekkoon ci mu xamaloon ma nag mën naa accuser du retard yàlla dogal na mu teew moo waroon a wax waaye moo ma jox ndigal ma wax ci turu CODEC CODEC moom mooy collectif des directeurs d'école moom mooy suñu kilifa di Abdoulaye Fall di ko dalal jàmm di nuyu aussi suñu collègue directeurs yi teew fii yëpp di nuyu chef de village yi di nuyu CGE yi ak parents d'élèves yi ak élèves yi daanaka li ñuy wax rek kàddu cant le CODEC muy le collectif des directeurs d'école amel commune Thiakhar di ci jiital le maire di ci jiital aussi partenaire au développement action ndax lépp kuy def ci xale rek ñun jàpp na ne ñun nga koy defal kuy def ci xale ñun nga koy defal kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di sant bu baax it monsieur le maire ndax wax na ko ci entame bi nee na ñaari activité la benn mooy delloo njukkal xale yi te xam na ne delloo njukkal bi dina leen gën a sawarloo waaye seen moroom yi nga xam ne ni dañu nekk ca école ba it te di leen xaar ñu ñëw indi sërite bi ñoom it dinañ tax ñu gën a góorgóorlu ndax fii tey jii ku ci nekk élève bu nekk sañoon nga bëggoon nga fee toog waaye yàlla dogal ñii la ñoo def ñu toog fi ña ca des it démérité wuñu xam naa ne dina leen gën a góorgóorlu moo tax it lii ñu nekk loo xam ne nii dañuy ñaan monsieur le maire ñu pérenniser ko waaw gën koo dëgëral te format bi ñu ko defee aussi kontaan nañ ndax ku ci nekk bu beroo sa ruq defar xañ na impact bi mu war a am du ko am mais bu ñu dajalee commune bi yëpp ndax commune Thiakhar bi yëpp a ngi nii vraiment defal leen lii dina nekk loo xam ne impact bi ñu ci bëgg ci côté bu ci nekk dinañ ko ci am donc ñu ngi leen ci féliciter di leen remercier bu baax a baax di remercier monsieur le maire ci accompagnement bi mu amal envers l'éducation parce que wax na ko bi mu toogee ba léegi fourniture yi dañ koy jot avant la rentrée c'est-à-dire ñun bu ñuy ubbi dafay fekk fourniture yi disponible te xam na ne kay yi ci la xale yi bind kon ñoom moo war a jiitu sax ci ñoom ndax buñ ko amul duñu mën a jàng te loolu def na ko fi lépp lu mu ci mën it mu ngi koy def ci fexe nu éducation bi demee ci kaw à travers ay actions liñ ci gën a marqué man li ma ci gën a marqué personnellement mooy la clôture de l'école de Kër Sayer parce que dama fi romb en 98 99 nekk Birkelane bu may ñëw dama ne école bii de dafa exposé trop dafa exposé ci élèves yi ak ci enseignants yi parce que ku romb rek da leen di seen te en fait dafa am insécurité ndax xam na ne xale d'habitude dafay xaw a dañ kumpa lu yëngu rek ci tali bi rek dañuy bëgg a daw di ko seeti te xam na ne loolu risque danger la ak yeneen école bi dañ koy traversé te Kër Sayer aussi vitrine la ndax kuy dugg ci national bi aw da nga koy romb kon tey bu ñu demee loola man loolu mu nekkoon man sama xol ma ne lii de wax dëgg yàlla war nañ koo clôturer ndax booba xaw ma woon ne sax dinaa ñëw fii ba yàlla dogal maire ñëw ba mébét yooyu yëpp ñun ñu amoon yéene mu réaliser ko bu fi toogee dinañ ko delloo njukkal di ko remercier defalu ko la commune de Thiakhar defalu ko rek les populations de Kër Sayer defalu ko l'école de Kër Sayer mais daf ko defal le CODEC di Thiakhar daf ko defal l'inspecteur départemental de l'éducation daf ko defal le ministre de l'éducation donc monsieur le maire vraiment loolu ñu ngi la ciy remercier bu baax a baax xam na ne aussi possibilités yi commune bi am ak malgré faible moyens yi tant soit peu yaa ngi accompagner éducation ci anam bu nekk fourniture yemul ci fourniture ñu ngi construire ay salles de classe ñu ngi réfectionner ñu ngi defar ay table banc loolu lépp te dafa jëm à la fois case des tout-petits bi école élémentaire bi et même l'école le CM malgré tout lépp lu CODEC bi di def déjà ñun suñuy épreuve pour essais communal yi dafa mettre à notre disposition machine boo xam ne ci la ñuy defee saisie tirage yu épreuve yi waaw loolu lépp daf ko jël en charge malgré faiblesse su budget bi faible gën a wéral ak équipe bi nga àndal mébét yi ngeen am ci commune bi aussi yàlla jàppale leen ba ngeen réaliser ko yàlla defal aussi partenaires yi gën a ñëw vraiment commune bi gën a am doole ñu mën a def leneen li ci des it xanaa di exhorter rek suñu mbokki directeurs yi ndax xam naa ne ñu ngi ci ndax ku ci nekk combat bi ngay mëne ci say action ñun xam nañ ko ñu nit ñu gën a redoubler d'effort xam ne ren dañu am une année particulière
boo xam ne ku ci nekk dafa war a xar tànk tubéyam pour relever les défis qui nous attendent te loolu am nañ ci ñun am naa ci yéen yaakaar bu wér te xam naa ne ensemble incha allah dinañ ko relever jërëjëf maa ngi jégalu bu baax ci guddaay. donc maa ngi nuyu kilifa gi ak autorités yi fi teew yépp ku ne ci turam ak santam. IEF moo ñu joxoon benn liggéey bu ñu waroon déposer avant 10 heures tey ci laa nekkoon dama pare rek ñëw du ma répété nag li mu wax xaj na am na point yu mu citéwul muy ndox mi école yëpp tey am nañu ndox école yi caxar yëpp tey am nañu ay toilettes école yu caxar yëpp tey fépp foo xamante ni examen am na fa soutien maire dafay daal di ñëw kon loolu ñu dolli ci suñu élèves yi ñëw fii ak yi jànge ji Bambey ñu yombal leen dem beeg dikk bi te mu doon yàq njàngu élèves yu bari loolu itam luñ koy sante la luñ koy gërëme la donc mënuñu lu may renouveler suñu confiance ci moom renouveler suñu collaboration ak moom di ko ñaanal it yàlla ba ko fi parce que itam lépp loo xam ne ñu ngi koy def walla ñu koy wax li am solo mooy développer gox bi te ñu ngi ciy tànkam su ko deful woon it nu wax parce que kenn moomuñ nous sommes des collaborateurs mais des collaborateurs francs donc lépp loo xam ne wax nañ ko fi ak lu ñu fàtte c'est parce que c'est des réalisations faites sinon doowuñu ko woon wax donc ñu ngi ñaanal toute l'équipe municipale ñu gën a góorgóorlu gën a dem ca kanam yàlla gën leen dooleel parce que it xam nañ les réalités du milieu fii pratiquement taxe municipale c'est quasiment inexistante donc jàmbaar ak wuti pexe lépp luñ fiy def loolu moo koy waral communauté bi xamee ko noonu xale yii nag nga xam ne da ngeen leen di neexal parce que jàmbaar lañu loolu lu rafet la te it lu am solo la ci njàngale mi parce que source de motivation la seen moroom ya ñëwul yaakaar naa ni déwén dinañ def lépp pour mën a ñëw toog fii kon mu que ça fasse tache d'huile et que ça soit pérennisé parce que source de motivation pédagogique bu am solo la donc pour bañ a guddal maa ngi gërëm ñëpp di jéggalu nag ci retard bi indépendante vraiment de ma volonté parce que kilifa gi moom bu soxlaa moom daanaka dootuñu am jàmm voilà merci beaucoup monsieur Fall le président. kaddu yu am solo nga wax te kaddoy sage nga wax kaddu yoo xam ne aussi dañ ci mën a duut baaraam rek moom nga wax merci beaucoup le CODEC. kon sans pour autant tarder aussi dañuy jox Pape Youssou Ndiaye le représentant action au niveau de la région mais tey mu ñëw fii au niveau de la commune de Thiakhar kon moom la ñuy jox kàddu gi. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ne sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire ak adjoint di nuyu directeur école yi fi daje yëpp di nuyu président CODEC bi man la Pape Youssou Ndiaye chargé de mission du professeur Daouda Ndiaye tey maa ngi fi ñëw ci kàddu coordonnateur régional bu Diourbel monsieur Balla Dieye maa ngi ànd ak coordonnateur départemental de la jeunesse de Diourbel muy monsieur Abdoulaye Ndiaye kàddu yi nag kàddu yi sant la ak kàddu yi waxtaan ak élèves yi waxtaan ak parents d'élèves yi ak directeuru école yi parce que mouvement action dañ ko créer ci dimbali askan wi ak jàppale leen ci seen ay jafe-jafe ci li ñu man parce que professeur Daouda Ndiaye dafa ne léppam li ko gënal ci àddunaam mooy mu jàppale xale bu ndaw bi parce que xale bu ndaw bi bu dalee jàng ba ni mu am 15 ans matul li koy motiver mooy mag ñi li koy motiver mooy maître am
ndax lu muy nekk ak maître am ci école bi moo ëpp lu muy nekk ak parent am ci kër gi. tax na bi mu doon jàng bi mu doonee ndaw dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllu dundam, amoon ay jafe-jafe ci wàllu éducation, amoon jafe-jafe ci wàllu santé. À l'âge de 8 ans maa ngi ko doon wax monsieur le maire ki la amoon feebar bu ñuy wax paludisme. bi mu ko amee bam sonaloon ko yàlla def mu génn ci bi mu ci muccee mu commencé jàngam. bi mu commencé jàngam it mu doon jàng ci contexte yoo xam ne nii jamonoy tey gi moom yaakaaruma ne nit dina ko mën a dund wala nit dina seetaan doom aadama di ko dund te jàppalew ko. bi mu ko doon dund mu metti woon lool mu débouré ba nekk université. bi mu nekkee université ñu may ko bourse pour mu dem université bi gën a mag ci àdduna bi moom moo di noir bi jóge Afrique njëkk a fréquenté université Harvard bu nekk Boston ca États-Unis ba mu fa nekkee it di jàng 4 ans lañ ko mayoon. bi mu fa jàngee 3 ans 8 mois mu dese ko 4 mois ñu amoon benn ndaje bu ñu doon amal ca université ba ak kilifa ya di waxtaane wàllum sibiru li koy indi ak fan la virus bi di jóge. biñ ko waxee ñu ne Afrique lay jóge parce que africains yi surtout ñu africains yi fonk ñu seen bopp. moom mu ne leen en tant que africain dama leen di défier ci li ngeen wax loolu du noonu. ñu ne ko yow da nga ñëwoon wut si xam-xam bëgg ñu jox xam-xam léegi dellul sa réew kon dan la mayoon bourse rek demal nga ñibbiwaat. mu ne leen d'accord na. bi mu wootee yaayam ne ko damay ñëw yaayam ne ko ñëwal xañ na loolu la yàlla dogal. am ñu def médiation ca université ba bi ñu waxtaanee ñu ne ko léegi nan ko woo laaj ko li mu wax fan la ko teg mu wax. biñ ko woowee laaj ko li nga wax nii foo ko teg mu wax leen ay firnde yu leer ñu ne ko loolu nga laaj muy matériel ndax suñ la ko joxee di nga ñu génne résultat yu leer. mu ne leen su ngeen ma joxee li ma soxla dinaa leen indil li ma wax fu ma ko teg. ñu ne ko ci ban diir mu ne leen diiru fukki fan ak juróom ñu ne ko may nañ la diiru weer soo ko trouvé ñu xam ne yow yaa ñu man ñu jox ko matériel yi 2 semaines ñu trouvé na lim leen waxoon ne leen virus bi Asie lay jógee loolu la ñu gis ci réactif machine yi li mu génne. ñu wax ko directrice université bi te kooku bi coow li di soog am dane woon dootu ko recevoir jeex na na dem. biñ ko waxee dafa jóg taxaw ne wóol leen ma ko mu ñëw mu ne ko dama lay defar cérémonie bu mag fii ci université bi fësal sa xam-xam ci monde bi yépp. bi ñu defee cérémonie bi ñu waxtaan ñu ne ko léegi 4 weer moo la deseen dolliwaat nan la yeneen 4 at pour nga toog nga jàngalal ñu sun ay xale ñu lay fay ndax université yooyu boo fay jànge da ngay fay bi ni muy demee boo jàngee ba pare la ngay liggéey li nga doon jàng li nga waroon fay ci lañ koy jël par weer ndànk-ndànk di ko rembourser pour ñeneen ñi ñëw di jàng ñu leen di mën a may bourse foofu noonu la ñuy jànge. bi mu waxee lool ba pare mu demaat ba 4 ans jeex ñu ne ko nag yow mënatoo dem Sénégal yow moom pare nga fa da ngay toog fii ak ñun lépp loo bëgg ci sa àdduna ñu defal la ko. mu ne leen mën na ne mais toog bi fii mënul nekk. ñu ne ko léegi da ngay doon sun conseil spécial. mu ne leen mën na nekk ba tey mais à distance damay dem servir sama réew ndax bi ma doonee ndaw di jàng aw ma woon sax big bu ma binde dàll bu ma sol sax aw ma ko woon bu ma daan jàngi su sama yaay amul paas damay tëb miir jël sama saak pour mën a dox dem université da daan doxe Pikine ba université pour jàngi. mu ne leen loolee laay bañ sama doom yeeg sama sët yi tey di ko dund. lu ngeen ma proposé d'accord naa sauf toog fi. ñu ne ko léegi def nañ la conseil spécial université bi ba pare boole nañ la ci 5 experts yu OMS organisation mondiale de la santé ñu yore wàllum santé ci àdduna bi. mu d'accord ci loolu mu ñibbisi te avant muy ñëw amoon na raison état dugaloon na ci loxoom ñu ne affaire privée la ñoom mënuñu ci wax comme ñoom du ñoo ko fayal mu dem mënuñu ci wax.
mu ñibbi Sénégal mu ne li ko université bay jox ak la ko université Dakar ak ñeneen di jox ay partenaire am mi ngi ci tànn di ci dimbali ndaw ñi ci wàllu éducation ci wàllu santé ci wàllu jigéen ñi jàppale leen parce que nee na Sénégal dafa metti te état bi mënul def lépp moom li mu man ci li ko yàlla jox ci lay dimbali waate kit scolaire yi nin contexte biñ ko joxee ba ngeen am 50 sax maa ngi ko doon expliquer monsieur le maire mais waroon na ko ëpp mais comme début la rek dañ koy commencer léegi nag xale yi li ma leen di xamal professeur Daouda Ndiaye nee na 50 kit yi xeeb na ko bu ngeen góorgóorloo ba monsieur le maire reconnaître ko CODEC bi reconnaître ne ay élèves am góorgóorlu ndax privé nañ leen daaw bu déwénee dina indi lu ëpp li ak leneen lu mu àndal tayit mi ngi tàllal loxo képp kuy sénégalais wax la ne liggéey bi ñun ñëpp a ko bokk mais politique gut parce que mouvement bi ñi ngi ko créé depuis 2017 te sénégalais looy waxit da nga koy leeral moom nee na politique gut dafa toll ci contexte dimbali sénégalais ki li ko yàlla may ki li mu man mu koy def mi ngi ko jëmale ci wàllum santé éducation environnement ak solidarité ñu jàppalante te yàlla tax monsieur le maire maa ngi lay sant di la gërëm di la tàllalaat loxo comme ni ko sa CODEC waxee jàpp naa ne ku neex a liggéeyal ngay doon ku neex a jàppale ngay doon ndax li ma fi dégg du man maa ko fekke c'est la première fois ma ñëw fi te ñi ko wax xañ na seen dëggu ak seen pas-pas ak ñu gis ko ci yow moo tax ñu wax ko kon di nga neex a jàppale ci wàllum éducation tàllal nañ la loxo jox nañ la it loxo lépp loo soxla ci sa wàllum jumtukaay bu jëm ci éducation ak santé te nga xam ne luy jàppale askan wi la boo ñu tàllalee loxo liñ ci man dinañ ko def bu soobee yàlla maa ngi jaajëfal coordonnateur Yuga parce que depuis ñu xamante ba léegi lu baax rek lay wax te moom laa gis mu def ba nin daje Jurbel kon da ciy baax ñu jaajëfal ko ndax bu doon toon moom yaakaar naa action caxaar du existe professeur Daouda Ndiaye muy kit yi muy financement yi mu doon def ci jigéen ñi lépp lu mu leen jox danaan leen soxlaaw ma ci retour pour yéen ngeen gis ci seen bopp la yéen xale it maa ngi leen di dénkaat ngeen respecter seen maîtres yi ak seen parents yi ndax bu neexoon maîtres yi du ngeen toog fii ngeen ji góorgóorlu ci njàng mi góorgóorlu ci seeni parents ndax ndaw amul lu dul wut ak jàng tey ñaan ngeen yàlla yéen ñi ñëpp ku nekk tey toog place su monsieur le maire doon maire wala nga doon député wala ministre wala nga doon dara ci réew mi tey te loolu sa jàng moo la koy may teyit discipline dafa am solo boo discipline doo mën a réussir ndax sa maître li ngay nekk ak moom moo ëpp ndax yaa ngi nekk ak moom 8 heures presque ba 14 heures doo ko nekk ak say parents te ngeen di góorgóorlu ci jàng leçon bi te bëgg naa it déwén salle bi ëpp lii incha allah maa ngi remercier Abdoulaye mi ma àndal di remercier monsieur le maire CODEC bi di remercier Yuga di leen jaajëfal yéen ñëpp di jéggulu ci kàddu yu gudd yi merci beaucoup monsieur Seck. xat na ak jamono ji ñu toll waaye teewut bi nga le coordonnateur communal bi mu la informé rek automatiquement da nga bàyyi looy def pour teew ci cérémonie de remise bi kon yow tam ñoo ngi la ci jaajëfal di la yóbbante ci professeur Daouda Ndiaye moom tamit nga santal ñu ko gërëmal ñu ko pour le CODEC de Thiakhar et pour la commune de Thiakhar kon dañuy jox monsieur le maire kàddu gi moom tamit mu joxe ci intervention. kon ñu ngi sant ñëpp ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati ngeen ko fii ci bés bi nga xamante ne dañ ko jagle xale yi nga xamante ne dañuy jàng ñu ne dañu leen di sargal xale yi nga xamante ne ñoom ñoo jël premier ci seen classe yi ci journée tey bi ñu ànd ci ak suñu partenaire di action bu professeur Daouda Ndiaye ñu ngi ci ànd aussi ak collectif des directeurs d'école waaye ñu ngi ci ànd itam ak parents d'élèves yi à travers les CGE mais à travers également les chefs de village
ñooñu feggoo ak seeni doom di élèves yi nga xamante ne ñoom ñoo waral lépp. Commune bi organiser journée bi pour la première fois. Loolu nag bu ngeen ko gisee dafa nekk lu am solo ci parcours xale, ndax xale mooy nekk mag ëllëg. kon xale yooyu lépp looy def ngir ñaax leen ngir ñu gën a fonk njàng mi, ngir ñu gën a góorgóorlu, loo ci def rek doyul. loolu moo tax bi professeur Daouda Ndiaye doté 50 kits commune bu Caxar ñu ne 50 kits yooyu dañu koy répartir ci élèves yi nga xamante ne ci seen classe yi ñoom ñoo fa raw, muy les premiers ci classe bu ci nekk, ci école bu ci nekk. loolu moo tax ñu organiser tey journée bi. ci loolu dañuy remercier l'ensemble des partenaires yi nga xamante ne ñoom ñooy jàpp ci éducation bu Caxar ba éducation wu Caxar wax dëgg yàlla tey ñu ngi commencé di def ay jéego. di remercier d'abord ñi nga xamante ne ñooy jàngalekat yi. gis nañ seen taxawaay, gis nañ seen pas-pas, gis nañ seen collaboration franche bi nga xamante ne am nañu ko ak collectivité territoriale bi di mairie bi. loolu dañ leen ci remercier di leen ci jaajëfal bu baax. lu ñun dañ ci conscient parce que ñoom ñooy suñuy bras droit, ñoom ñooy suñuy technicien, parce que l'éducation est une compétence transférée. kon ñi nga xamante ne ñooy yëngatu foofu ñooñu ñoo nekk suñuy proche collaborateur yoo xamante ne nii ñoom ñoo ñuy xelal ci wàllu njàng ak njàngale, waaye dinañ ci jàppale pour suñuy doom, pour suñuy rakk mën a am xam-xam bu méngoo ak jamono ji. kon ñoom dañ leen di sant bu baax a baax a baax. parents d'élèves yi ñoom itam dañ leen di sant ci jàppale gi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy jàppale seeni doom. mënoon nañ leen bañ a sant, waaye nag nit ki bu jëfee lu baax danga koy jaajëfal ngir mu gën a góorgóorlu ci li nga xamante ne moom lay def, muy taxawu ndongo yi nga xamante ne ñooy nekk mag ëllëg. kon loolu dañ ci leen ci ñaax di leen ci sargal. di wax rek ne collectivité territoriale bu Caxar yàlla daf ko dimbale ba li nga xamante ne xaj na peut-être sax dinaa ci ñëw ci parcours professeur Daouda Ndiaye. dafa mel ni ay parcours yu similaire moo composé équipe municipale bu Caxar. loolu moo tax suñu engagement ci éducation, waaye loolu moo tax suñu engagement ci santé. ndax ku ne xam na jafe-jafe yi nit ñi daan dund démb pour jàng. ku ne xam na jafe-jafe yi amoon ci école bu démb. kon nag bu yàlla dogalee ñu dénk ñu lu jëm ci wàllu école te jafe-jafe yooyu ñun ñi ñu dund ko, kon am naa yaakaar ne danañ ci def suñ kemtalaay kàttan te it ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax a baax. ndax dafa am ñaari secteur yu clé yoo xamante ne avant ngay wax développement, avant ngay wax émergence, ñaari secteurs yooyu da nga ko réussir, muy l'éducation et la santé. te jàpp naa ne diine ñaari secteurs yooyu la gën a privilégié, parce que bala ngay jaamu yàlla da ngay xam door a mën a jaamu yàlla, waaye boo wérut itam sa jaamu yàlla dafay xaw a sooxe tuuti. commune Caxar ci éducation bi mu ñëwee loolu la jëkk a def priorité, ndax daf ci am ñaari éléments yoo xamante ne yu fondamentaux la, yu mënul ñàkk ci école, muy wàllu ndox ak wàllu sanitaire, muy ay toilettes. bi ñu ñëwee école yi ko amul yépp la ñu defal programme ne école yooyu dañ koy am. bi ci des ñu wax wàllu sécurité, muy clôture école yi, ñu commencé am programme boo xamante ne nii dañuy clôturer les écoles. ñu commencé école yu Caxar
def école Kër Sayer te incha allah programme yooyu dafay continuer pour que njàng mi mën a am qualité. Ginnaaw loolu ci yeneen fànn yi nga xam ne déplacement daf fi nekkoon lu jafe-jafe te bari na ñoo xamante ne ni samay nattangoo man mii di wax ak yéen fa la ñu jaare seenam njàng yàqu muy diggante jóge Caxar dem am un établissement d'accueil à Bambey ou à Diourbel nga xamante ne da ngay am problème mu logement. am na ci samay nattango yoo xamante ne dañu doon doxe Bambey ba Caxar xëy doxewaat Bambey dem Caxar xam nga loolu nag pour nga mën ko boole ak résultat dana metti lool. am na ci ñoo xamante ne foofu lañ jaaree bàyyi seen jàng loolu moo tax ci suñuy pexe itam ñu def ay démarches avec des partenaires ba dans le cadre de la coopération décentralisée ci la ñu dem jël li nga xamante ne nii mooy Grand Avignon ñu jox ñu ay minibus yoo xamante ne tey ñooy assurer transport boobu. parce que politique développement la te gis nga boo xoolee sa bopp rek lu ci bari da nga koy def te di nga xam ne lii mooy lii farata la. parce que bu fekkente ne jafe-jafe yooyu dund nga ko man mas naa doxe fii Bambey ba Caxar bi ma fa nekkee di fa jàng ànd ak ay ñu baree bari ñuy dox di ñibbisi fii xaj na man peut-être benn yoon laa ko def rek parce que samay nattango ñoo doon dox ma ànd ak ñoom dox ñëw mais loolu bu nekkee jafe-jafe nga dund ko yàlla may la nga nekk ci station boo xamante ne mën ngaa lijjanti loolu mais loolu doo xaar sax ñu ne laan lijjanti ko donc ñun loolu mooy li nga xamante ne luñ ciy def rek c'est parce que gis nañu problème yooyu te boo gisee problème yooyu li ci des rek mooy dox wuti ay solution kon loolu itam ñu ngi ciy sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee wax dëgg yàlla ay ak yooyu nga xamante ne am nañu ko. ci ndaw ñi dama leen di wax ne leen fii ngeen jaar fi laa jaar école Caxar bi laa jàngee jokkul laa doon jóge di dox di ñëw kon yéen itam dañ leen di ñaax bu baax a baax ngeen xam ne fii ma toog tey ëllëg yéen mën ngeen fee ñëw toog fi bu ngeen góorgóorloo rek mën ngeen loolu parce que nag amul lenn loo xamante ne nii lu mënta nekk la bu leen jomb dara ci seen àdduna jàpp leen ne war ngeen mën a nekk ay président de la république ëllëg jàpp leen ne war ngeen a mën a nekk ay ministre ëllëg jàpp leen ne war ngeen a mën a nekk ay entrepreneur ëllëg jàpp leen ne war ngeen a mën a nekk lépp ëllëg yéen am ngeen chance li tax ngeen am chance mooy bu ngeen geesoo rek ci li leen wër ngeen gis ñoo xamante ne jaar nañ ci école yi ngeen jaar ba yàlla may leen ñu tekki ci loolu man mii di wax ak yéen Caxar laa jànge ci classe yi nga xamante ne ñoo féete nii tey yàlla dogal na ci samam njàng dem naa ba université laay jàngale te jokkul gii laa dëkk pourquoi pas yéen il faut ngeen góorgóorlu lii dañ koy def rek pour ñaax leen pour ngeen góorgóorlu gis ngeen seen parents yi bu école jotee ni ñuy sonne bu ubbitee école jotee ni ñuy sonne dañuy jaay seen gerte yi jaay seen bisaab yi jaay seen ñebe yi jaay seen xar yi wala seen bëy yi ngir rek jëndal leen ay kaye ngir rek jox leen ngeen sol yére yu rafet pour mën a dem jàngi kon nag yéen itam delloo leen njëkkal seen parents yooyu nga xamante ne ñoo leen di defal loolu nag moo tax ñu organiser leen tey fête bi nga xamante ne dañ leen di jox ay cadeau fii pour que ngeen fexe ba ëllëg wala déwén incha allah suy amit yéen it ngeen bokkaat ci premier yi ñëw fii waaye yéen itam bu ngeen demee ngeen wan ko seeni nattango ndax ñoom itam ñu mën a góorgóorlu pour que ñoom it bu ëllëgee ñu mën a ñëw fii toog ci taabal bi kon loolu itam dañ leen koy ñaax dañ leen ciy ñaax bu baax di leen ci sensibiliser waaye également di ci sensibiliser parents yi àdduna moom dara yombul ku bëgg lu baax nag coono koy laltaay de lu baax lu coono laltaayut bariwut de wala boo amee tàkkal mboob lay nekk bëreet fay waaye boo bëggee lu baax lu yàgg coono moo koy laltaay muñ moo koy laltaay jàppalante moo koy laltaay kon ànd leen ngeen jàppale seen doom yi jar na lu mu laaj jar na ko ëpp na ko
ndax nag lu ci bari bu ngeen defee ci ñoom investissement su yàlla dogalee ñu tekki mennam at mën nañ leen a fay la nga xamante ne loolu yëpp defoon ngeen ko ci. kon loolu investissement la ngeen bàyyiwaat ci xel ñu bàyyiwaat ci xel nga xamante ne dinañ leen jàppale parce que collectivité locale bi moom conscient na ci loolu lépp li nga xamante ne nii xaj na warteefam la dana ci góorgóorlu kemtalaay kàttanam pour def ko. xaj na nag moyen parfois moom mooy limité wu waaye ambition ak xam li ñu war a def moom loolu moom yàlla def na ko fi parce que nit ki moom li mu dund pour saafara ko yaakaar naa du tâtonner du laajte ndax xam na exactement quels sont les problèmes xam na exactement aussi quelles sont les solutions li ci des mooy les moyens yi nga xamante ne moom ngay wuti pour tout simplement donc mettre en œuvre ces solutions là kon ngeen góorgóorlu ci bu baax a baax a baax monsieur Ndiaye ñu ngi lay remercier bu baax ci remerciement yooyu dañuy wax rek nga jébbalal ñu ko le professeur Daouda Ndiaye di xam vision ci lii nga xamante ne moom lay def muy lu am solo gis nga ku yàlla dimbale nga sonn ku yàlla dimbale laa wax de nga sonn yàlla defal na la lu rëy ca soo ko xamee ndax soo ko xamee moo lay permettre bu la yàlla wërsëgalee dara nga xam ne wërsëg wii la yàlla jox boo ci jëlee li nga ci war a jël la ca des amul njariñ njariñ bi muy am mooy nga jëlaat ko jébbalaat ko doomu aadama yi ndax nga sante ko yàlla te saa yoo ko defee rek yàlla yokku la parce que ki sonnoon démb mooy xam ne tey nit sonn na waaye ku sonnul boo ko nee sonn damaa sonn sax danaan ah kii de est-ce que sonn na parce que xaj na peut-être masul sonn kon actes yi nga xamante ne professeur Daouda Ndiaye mu ngi koy def muy des actes sociaux loolu du ñu mën lu mooy remercier ko jaajëfal ko ci di ko wax ne ko ñun dey tàllal nañ ko loxo pour que ce partenariat là ñu continuer ko nga xamante ne lépp loo xamante ne nii daf koy nécessiter comme cadre ñun on est prêt à établir ce cadre là pour que véritablement donc action yooyu mën a law ba laal ñi nga xamante ne nii moom mooy suñuy population parce que d'autant plus que ñun li ñu war a def bari na te léeg-léeg moyens yi du mat donc da ngay wuti ay partenaires pour que ñoom ñu jàppale la ci yi nga xamante ne nii ñoom ngay war a def kon loolu dañ ci remercier waat bu baax a baax professeur di ko wax ne ko li mu indi fii de xam nañu ko li mu indi fii itam ñu ngi ko ciy sant bu baax di ko ci gërëm te xeebuñu ko parce que ñun nag dañu baaxoo soo ñu mayee benn kaye ñu woo ñëpp nañu diw moo ñu may benn kaye ngir lan ngir rek yëg-yëg boo xamante ne nii moom nga koy delloo cër boo xamante ne moom koy delloo ndax loola bu ko neexoon du ko def xam nga nit ki li nga xamante ne bu la neexoon doo ko def kon su ko defee da ngay jàpp ne daf koo bëgg a def rek te yàlla tax kon nag jaajëfal ko ca na nga ko war a sargale ko noona kon loolu moo tax ñu ngi lay jaajëfal ci bi ngeen yëkkatee lu toll ci 50 kit ngeen jox ko suñu ay ndongo jox ko suñu ay doom loola ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax a baax a baax di la waxal ne la lii dañu teniroon def ko ngir nit ki bu la defalee lu baax rek nga xamal ko ne ko li nga ma defal de yëg naa ko li nga ma defal itam kawe na sama njort ba nga xamante ne moom itam loola ëllëg gi si biir dana ko ñaax ba nga xamante ne xaj na peut-être mu xam ne daal ñi mu seqal daal ñu jara seqal lañ parce que yëg rek moo fi am solo nit ki bu la defalee da nga koy jaajëfal kon moom itam jaajëfal nañ ko bu baax a baax a baax yow mi nga xamante ne ñëw nga itam ñu ngi lay sant ci déplacement bi ndax ku ne xam na ne période bi ñu toll déplacement yombul mais malgré tout da nga bàyyi say activités yëpp nga ñëw fii nga xamante ne mooy commune bu Caxar ngir ñëw fekkee remise u kit yi parce que it lu ci am solo la parce que nit mën naa dégg ne joxe nañ Caxar 50 kit yooyu xamuñu nuñ ko defee ak nuñu ko doxale yooyu itam parfois dafay nekk ay source de problème wala ay source de polémique loolu moo tax lu ci ëpp itam lépp luñ ciy joxe dañ koy def nii nga xamante ne ñëpp a koy fekke ñëpp a koy gis le choix aussi bu fekkonte ne nii dañoo tëju ci suñu bureau ne joxal Seck benn jox Yigo benn jox Ibra benn bu desee nga ne nañ ci may directeur donc yooyu aussi parfois dafay indi ay jafe-jafe pour nga séddale nag te nit ñi kenn du wax dafa am parfois des critères yoo xamante ne boo ko ci tegee rek kenn du la ŋaañ parce que ñan la ñu primé ña jël premier
ku jëlul premier di nga ne waaw naa góorgóorlu bu déwénee ma jël premier ndax ma bokk ci kon loolu it mu nekk lu am solo di xam ne le collectif journée bi incha allah bu ñu ci yàlla yóbbootee ak jàmm journée bii nii dañ koy institutionnaliser nga xamante ne chaque année incha allah danañu def li nga xamante ne nii mooy journée d'excellence boo xamante ne comme ni ngeen ko waxee dina gën a yaatu ngir ñu gën a toucher population bi pour que sensibilisation bi mën a jàll. parce que Caxar parfois aussi dañuy am problème mu sensibilisation parents yi ni ñu war a amee information ak ni ñu war a xamee école dëgg-dëgg lu ci bari dafay des. loolu nag ñun suñu warteef la ñun ñi nga xamante ne ñooy doomu Caxar ñu gën a ñaax suñu ay population gën a ñaax suñu ay parents pour que véritablement ñu mën a dugal école yi ci élèves yi ci école yi waaye itam bàyyi leen ci école yi. parce que dugal nit ren déwén ñaari at ñetti at nga génne bu boobaay doom impact mooy la ma waxoon ci njëlbéer ga rek ku bëgg lu neex lu naqaree koy lal kon loolu itam incha allah en collaboration ak CGI en collaboration ak directeur d'école yi sensibilisation boobu mën nañ koo def ngir mu mucc ayib kon ñu ngi sant ñëpp ginnaaw li itam muy loo xamante ne action moom moo ko joxe chaque année aussi xam ngeen ne commune dafay baaxoo joxe ay fourniture yooyu itam wax dëgg yàlla yàgg naa disponible xëy na peut-être problème mu calendrier la ñu amoon par rapport à la disponibilité des uns et des autres moo tax sax mu yegg fi waaye le plus souvent ñun dañ daan joxe suñuy fourniture avant école di tijji te fourniture yi aussi commande bi yegg si na fii Caxar avant école di tijji donc loolu pour wax ne xëy na yooyu yëpp c'est juste pour que ñu mën a accompagner élèves yi mën a accompagner parents yi mën a accompagner ñi nga xamante ne nii moom mooy acteur u éducation bi yëpp nga xamal ne leen chaque année mairie dafay yëg